alors jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen ay internautes yi safoo di ñu bëggee saa su nekk di toog dañuy seetaan comme ni ngeen ko xamee rek saa su nekk boo leen toogee dama leen wax ne li nga xamante ni moo baax ci actualité lañ leen di indil li nga xamante ni moo baax ci yéen quel que soit lu mu munti doon ak fi mu munti doon ak nit ku mu munti doon dañuy dem jëli ko indil leen ko. ni ngeen ko xamee Fifi Touré ren di Sine Saalum moo fi toog ànd ak yéen ñu fas yéene waxtaan tey nag ak ndaanaan boo xamante ni dafay spécial ci domaine bu mu nekk ndax technicien la en lumière te lumière koo ko waxee rek. sa xel a ngi dem ci affaire de production sa xel a ngi dem ci affaire de série sa xel a ngi dem ci affaire de télévision sa xel a ngi dem ci lépp li nga xamante ni rek laaj na audio visuel alors maa ngi toog ak Leuz Baro bi nga xamante ni employé la woon fi nga xamante ni mooy TFM en même temps ñu koy gis ci clip yi mu ciy joué rôle yu am solo dañuy duggal nag moom balaa ñuy ko xuus ci waxtaan bi ñu bokk mu waxtaan ak ñi nga xamante ni mooy internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan Leuz mon frère maa ngi lay nuyu. Fifita ça va ci loolu. j'espère que yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm bu baax a baax. mais Leuz yaa ngi gën a leer macha allah. waaw ana xaalis bi. xaalis mi ngi ci yow. yow ci wàllu xaalis bi Fifita. alors ma pare nga nuyoo gars yi lay seetaan. bon salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp. maa ngi tudd El Hadj Modou Lamine Baro laa tudd. ñu gën ma xam ci Leuz Baro. ci Leuz Baro. oui ci alors Leuz tey boo ñu doon wax la personne de Leuz mooy kan sa présentation quoi. donc Leuz benn nit la boo xam ne nekkoon Kaolack jàngee fa juddoo fa yaroo fa. tur bi aussi mi ngi jógee ci sama benn grand boo xam ne dañ doon def théâtre ay théâtre scénique grand bi ñu ngi tuddoon Adi Niang Adi ñëpp xam nañ ko Kaolack. tout à fait. moom moo ma tuddee Leuz. boobu ñu ngi doon def théâtre on était au nombre de 4 personnes foofu noonu il y avait 3 filles man rek maa fa nekkoon góor. il y avait Oumou Kalsoum Maymouna ak Anta Fall ak man maa nekkoon góor foofu noonu yëpp. donc Adi moo ma tuddee Leuz. waaw moo ma tuddee Leuz et puis ma nekkoon tamit ci après di def rap en même temps. ay ñoom Pape Sidi Fall waaw xam nga di samp samay ndënd fu nekk xam nga. donc Pape Sidi moom xam na ma aussi bu baax parce que jël naa fa meilleur rappeur au niveau de Kaolack. jamono ji may def foofu noonu rap quoi. lan moo la dugal ci lumière. bon lumière tamit mun naa wax ne la Adi Niang aussi boobu moo ma ci dugal. parce que Adi ba ñuy def théâtre dem ba ci yàgg dana ma Leuz ma bon tu es talentueux mën nga théâtre bi dëgg lool mais mu ne ma des fois del jege jàkk di def lumière quoi foofu laa commencé depuis alliance laa ko def naa alliance presque ay 5 ans 6 ans 6 côté lumière. après may soog a ñëw dugg biir Dakar pour dem grand théâtre après def grand théâtre stage 2 mois en 2012 ba ma paree sama stage juste si laa dem dugg TFM. dugg TFM. ok en général gis nañu la yaa ngi TFM. def nga fa 8 ans. 8 ans de service. biir télévision Futur Média. je peux même dire GFM. ndax groupe la. alors ñu gis ne foofu dugg bi yombul. yombul comment tu as fait ba dugg fa. bon man TFM maa ngi fa duggooee ci bon en fait Boni Karim benn Ivoirien la bu nekk foofu noonu jamono ji ñuy nekk ba may nekk grand théâtre ci la ma gis xam ma et puis mu naw sama liggéey aussi mu ne ma vraiment man bëgg naa yow liggéey ak yow quoi. donc sama stage ja ma di ko woo après moo ko woowee noonu si semaine yooyu noonu rek mu ne ma waa ok donc Ndiaga nee na daf la soxla woon pour liggéey ak yow parce que daf ne ma Ndiaga nee na man naa ut homme de confiance koo xam ne am naa ci moom confiance et puis koo xam ne aussi mën na liggéey bi mu di ma dimbali ma ne ko ok d'accord léegi si loolu ma dugal biir TFM waaw loolu si noonu nga def fa 8 ans ma def fa 8 ans embauché woon nañ la ci 8 ans yi bon xam nga bon en fait am na si question yoo xam ne sax man pour man parce que boo nekk ci benn service 8 ans rek même bu fekkee ne binduñ ko wala waxuñ ko. ça veut dire que am na luñ. CDI non CDI nga loolu direct la loolu moom. foo mënti dem milieu boo mënti nekk nga nekk fa 8 ans. on te considère comme un CDI. loolu CDI nga direct ñoom buñ ko defee buñ ko bindee buñ ko bindul man je me considère son bopp man comme CDI bind nañ ko binduñu ko bon loolu. bëggoo ci sori loolu du ma ci sori quoi. parce que wax ju nekk am na fu ñu ko war a mën a tontoo quoi. dëgg la am na lu ñu mën a wax ci télé. am na loo xam ne mënuñ ko wax ci télé. donc man loolu moo ma dugal loolu moo ma dugal waaw loolu moo ma dugal biir ok nga def 8 ans de service. 8 ans yooyu noo ko dundee ci biir télévision Futur Média. waaw 8 ans yu neex 8 ans yu métti parce que on a fait des sacrifices pour le groupe bi jamono ji ñuy en 2014 boo rappelé woo amoon na benn feebar bu ñu doon wax Ebola mu ñu fekk biir Guinée. ba mu ñu fekkee biir Guinée et pourtant tey
feebar ba mu ñu fekkee foofu Ndiaga newutoon de nekk fa woon de ñun ñoo fa newoon ñun ñoo doon sacrifier pour ñun nekk fa am problème mu vol pour ñibbisi ñu nekk fa pendant des semaines. am problème vol pour ñibbisi. pour ñibbisi Sénégal. comment ça. parce que dañoo tëjoon frontières yi. ah d'accord. dañoo tëjoon frontières yi donc mais nag après Youssou Ndour tamit def na ci ay jéego oote pour gars yi am vol. ñu mën a ñibbisi. ci lañ jëlee vol ñu ñëw ñibbisi. ba ñibbisee pour bañ accès Sénégal fii suñu mbokk bu ñu woo sax ne ko jël suñu. da doon bañ ça veut dire que ne ñun on a fait des sacrifices. def nañ ay sacrifices yu bëree bëri pour groupe bi. tout à fait ak yeneen ak yeneen. xam nga di fanaane liggéey doo nelaw doo am vie de famille. tabaski day jot nga dem liggéey. korite jot nga dem liggéey. xam nga doo nelaw. kenn du la gis du sa jabar du say mbokk du say doom du kenn. doo dem ngénte doo dem dara. ñëpp lay mere. xam nga des fois aussi bu nit ñi di woo fekk yaa ngi liggéey yaa ngi jàpp. doo mun a décrocher. léegi après ñu mere la. samay xarit yu bëri mere nañ ma. parce que yooyu lañ lay wax quoi dafa fuuy léegi dafa def nii fekk na du loolu liggéey bi. moo demee noonu te boo paree aussi ba nit ku pare nga gis ay 12 appels ay 15 appels. soo paree mënoo rappeler ñëpp wala des fois jot bi tamit du la ko mayaat. parce que instant yi nga am jot mais instant yi ngay tëdd di nelaw. instant yi ngay tëdd di nelaw quoi. tout à fait. loolu moom dama ci ànd ak yow ndax dafa di loo xamante ni vite fait ñu mere la ci. man dama koy dund des fois. ndax nee naa man presque journée bi mun naa def 4 productions ba 5 productions. mun naa ko def donc nit boo ko woowee. jëlu la rek. nga commencé dafa changé. wala quelque chose du genre te munoo jàkkaarloo caméra. munoo toog ci micro. di décrocher téléphone c'est pas professionnel. donc ñoo ngi ciy tub bu baax loolu yëpp tak seen cofeel la te dañ ciy ànd ak yéen. alors. ñu ñëw nag au fond de l'histoire ndax war nañ la ba sonn pour dafa géew interview di wax ne bu ñuy yëg coom bi di yow ci yow jugeewul ci yow waaye comme ñun ñi nga xamante ne ñooy journaliste présentatrice yi dañuy tàmm di gëstu des fois yenn affaire am fuite boobu la ñuy basé ba mën a jot nit ki dëgg la bañ la woowee je précise que bañ na presque 4 fois bañ na def interview bi waaye ñun ak Fifi Touré mi nga xamante ni gaynde la saa su toogee nee naa la lu mu bëgg donc bu rëbbee da nga koy am quoi te sama gaañ nga depuis Kaolack aussi waaw sama gaañ nga ñu am comme écho que ni da nga am problème bi télévision Futurs Médias et que problème bi mu ngi dooree ci yow ak Ndiaga Ndour ñu ñëw ci bu fekkee problème am na wala problème amul Leuz yow laa toogal ma bëgg a xam carrément ndax lu ñuy dégg ñu naan problème dafa am sa diggante yow ak télé ba te ci Ndiaga Ndour la awee ndaxte apparemment moom moo la dàqulu du télévision Futurs Médias loolu am na wala amut waaw donc balaa maay répondre ci question bi dinaa la wax comme ni nga wax sànq rek ci début sa question bi que ne def nga tout sax pour que émission bi am waaw mais dama bañoon parce que dafa am loo xam ne man xëy na du ma ko bëgg wala du ma ko mën ko sama problème mi ngi dama ñëw temps Covid 19 bi dañu wax nañu toog leen seen kër yi parce que boobu TFM mi ngi am premier cas bi moo ngi woon mi ngi nekkoon nu mu tudd IGFM du ma tudd turu nit nag quoi jógee woon Paris ñëw àndaale corona bi. waaw loolu information bi ñëpp jot nañ ci. ñu toog leen seen kër yi. ñu toog suñ kër yi. bon man toogee suñ kër yi. toog leen pendant un mois ñu toog pendant un mois. un mois yi dafa jeex takk ma jël sama téléphone ma oo suñ chef production ku ñuy wax Cissé. ma ne ko Cissé ma ne ko affaire yi jeex na de kañ la ñuy commencé mu ne ma waa non déglu ma rek gars yi ne nañ ñooñu déglu ba si kanam. ma déglu ma toogaat une semaine ma oo Pathé aussi chef production la foofu Pathé Dia. moo ko wooyee mu ne ma non xaaral léegi dinaa waxtaan ak Ndiaga laaj ko ndax da ngay ñëw wala déet quoi ma ne ko ok donc ni ma toogee noonu ootewaat plusieurs fois owaat Pathé owaat Cissé waxuñu ma dara lu leer si Pathé ba may mujjee woo je me rappelle très bien Kaolack laa jógee dimanche dama moon weekend samedi bi dem dimanche di ñib si Pathé woo ma si yoon bi ba ma wooyee mu ne ma yow gëj naa laa gis ma ne ko non maa ngi fi de man de yow leen laay déglu boobu ba léegi quoi pour liggéey mu ne ma non dama nekkoon congé mais Ndiaga instant yi mi ngi nelaw bàyyil ay 14h dinaa ko woo su ma ko wooyee ma laaj ko yow kañ ngay liggéey si déggaatuma Pathé ma woo kenn si télé ba du ma tudd aussi toog turam ma ne ko mais Jo man toog bi nii jaaxal na ma quoi est-ce que du ma kañ la ñuy commencé mu ne non sa morom yëpp yéegi ñi nga xëy si ñëwal xëy si rek garaawul am na ñoo xam ne sax woowuñu leen ma ne non man moom comme que dañu waxoon ñu toog man bëgguma xëy si te woowuñ ma. tout à fait. mun ma non ñëwal rek gars yi fii xam nga boo di déglu affaire yooyu da ngay toog doo def dara kër ga affaire yooyu ma ne ok garaawul bàyyil ma dem noonu ma xëy dem bu ma xëyee dem Pathé bi ma lay wax laa même personne bi ni ma lay wax nii. moo gën dajeeg man
ne ma ok exactement yow Leuz maa ngi la bëggoon a woo ni yaa war a def kakataar ngoon. ok ma ne ko ah bon mu ne ma waa ma ne ko mais Pathé man woo naa la ba sonn di la déglu waxoo ma dara tey nga ne man maay def kakataar ma ne ok mu ne ma Boni woowu la ma ne ko non non Boni woowu ma woo Boni ma ne ko ah Pathé nee na dama def kakataar maa ngi nii télé ba xam nga mais dama koy def quoi bu ñu ne ma non on na la ñoom ñooy administration bu ñu la waxee dafa. ma ne ko waa ok d'accord mu ne ma parce que Boni ne ma non parce que moom mu ne ma ne Boni dama foog yow yaa ma waroon a da nga ma doon woo sax pour wax da nga may woo pour wax ma ne ma damaa war a ñëw liggéey si mu ne ma non man je ne suis pas administration. ñoom bu ñu lay woo ñoo la war a woo. tout à fait man waruma la woo te il a raison. tout à fait. may dem man ak Mamadou Dia dem di jëli ci bagage yi bi nga xam ne pour monter kakataar ma dajeek Ndiaga Ndour ci bureau madame Ba ku ñuy wax Oumy Ndiaye. Oumy Ndiaye ok. madame Ba mu ne ma Leuz kaay ma ñëw pour moom day foo sax mu ne ma génn yow loo fiy def ma ne ko non dama ñëwoon liggéey si dama toog bu yàgg affaire yooyu boobu léegi liggéey mu ne ma yow dàq naa la bu yàgg génnal télé bi. ma dàq toroxal bi ma Ndiaga toroxal jour boobu sama àdduna nit mosuma ko toroxal. non attends on revient nga ne daf la séen mu ne la. daf ma séen. waaw. man ak Mamadou Dia ñoo ànd li ma wax dafa am ay témoins. waaw. man ak Mamadou Dia ñoo ànd. waaw. Mamadou Dia technicien lumière la comme man. ñuy dem di jëli matériel yi pour dem monter ji. kakataar waaw. moom mu nekk ci bureau madame Ba xam nga day am ay vitres. waaw mu gis ma mu ne ma kaay Leuz kaay ma ñëw mu ne ma looy def ci télé bi. ma ne ko ah bon dama liggéey si mu ne ma dàq naa la bu yàgg génnal télé bi ma ne ko Ndiaga looy wax ni mu ne ma doo dégg xanaa génnal télé bi dàq naa la. noonu la dàqee. noonu ma ne ko comme que dàq nga ma da nga koy notifier ma génn dem ba ma génnee dem après ñu toog ay une semaine 2 semaines Émilie woo ma. parce que boobu tamit Émilie mooy ressources humaines. ok ne ma Ndiaga non daf ma woo ne ma. Baro foo nekk ma ne ko maa ngi sama kër mu ne ma dama la soxla woon suba ma ne ko d'accord ma xëy dem fa ba ma fa demee mu ne ma Ndiaga nee na dafay dagg sa collaboration ak yow ma ne ko waa ba tey bu ko neexee may na ko notifier na ma bindal ne man maa doon liggéey ak moom léegi arrêté na ma mu ne ma waaw bind na ko envoyé na ma courrier bi ma ne ko jox ma ko mu ne ma non mënuñu la ko jox ni il faut que fin du mois ñu soog la ko jox nit ki nga defal 8 ans nga jékki-jékki ne da ngay dagg collaboration man je ne suis pas collaborateur au groupe Futurs Médias. exactement man employé là. ah ouais 8 ans c'est pas 8 ans du ma seen collaboration. en dit quoi. léegi ba mu waxee loolu ba ma demee ci Émilie fin du mois bi mu woo ma ne ma ñëwal ma ñëw ba mu ñëwee mu jël notification bi. mu jox ma ko notification bi mi ngi fii lépp mi ngi fii ci sama. waaw lépp mi ngi ci sama téléphone. donc notification boo xam ne man dama wax ne sax ki ko bind est-ce que jàng na walla est-ce que am na. notion de droit. parce que man mënuma comprendre ngay dàq nit parce que dàq dafa am yoon. dafa am fu muy commencer. exact ba am fu muy yem. parce que nit ki balaa nga koy dàq au moins. xanaa. di nga ko def mise à pied. mise à pied. boo defee mise à pied ba pare. waaw première sanction mise à pied. non demande d'explication d'abord après mise à pied. après nga soog a dem yegg foofu noonu. mais jékki-jékki licencier nit ki bindal ko benn notification boo xam ne amul sens. jox defoo ci waxoo motif waxoo dara xëy rek dàq nit ki te si mois boobu mu wa dàq. nan ngay daaxee nit ci mois boobu noonu nga ne da nga koy fay nga fay ko benn mois ba pare ci mois bi nga dagg ko IP kii nu mu tuuti nga ne da nga koy dagg seen cotisation yooyu ñuy def foofu wala affaire yu demee. te fekk dàq na la ba pare te fekk dàq nga ba pare. kon kay bu ma dagg 5000 francs pour cotisation waratu la ko dagg de ci yoon. ñu dagg ma ko lépp mi ngi ak man yëpp mi ngi ak man donc man. mais yow lan nga njort ne yow moom nga def parce que tamit Ndiaga xanaa sañul am fit. ne man rek ñu sudur rek nu ma neex lay def. ba di jël décision yu demee noonu comme ni nga ko waxee rek am na ay mesures yu mu war a def. demande d'explication. mise à pied ba ci daal mais yow lan nga njort ne yow war nga war a def ba affaire bi ngande ci Ndiaga ba Ndiaga war la dàkkee noonu. surtout toroxal yow ndax dàkku la de danaa toroxal. parce que gis nit ak ay nit ñu ànd nga ñëw ne ko ñëwal. waaw dafa toroxal la du dàq. lan nga yaakaar ne moom nga def ba tax. xam nga nit. di nga toll ci dimension boo xam ne boo xamul yàlla
boo joree moo lambee sa poche nga gis 1 million nga dem sa compte nga fekk fa 1 milliard da ngay foog ne yàlla bu yónnee woon tey yow da ngay riposte ko. ok loolu c'est-à-dire foofu moom sañ na lu ëpp loolu njaga bi ma xam sañ na lu ëpp loolu noonu mais mosuma ko may te mosuma sekk ak moom kanamu ñàkk fayda aussi. am na lu ma tëb ci biir wax bi parce que man ba ma demee ci Émilie daf ma conseillé mu ne ma ah man dama lay conseillé rek te xëy na loolu mën naa ko bañ a wax sax fii mais daf ne ma dama lay conseillé rek en tant que sœur su ma sañoon nga dem ci njaga nga baalu ko àq man ko ci lan. waaw yow lan mu ne ma non parce que njaga da koy def fii ay nit te après day ñëw baalu ñooñu dañuy dem baalu ko àq après mu bàyyi man leen ma ne ko njaga ma ne ko Émilie ma ne ko na njaga bu dee moom mooy yàlla na tëj sama wërsëg yépp ma ne ko man Baro man Leuz Baro du ma dem di baalu ak njaga du ma ko def njaga dafa am benn maamu buur wala dafa bokk ci famille boo xam ne moom buur la moom boo xam ne moom dañ ko war a di ko jaamu. c'est que nag magam tamit nag du n'importe qui ci dëkk bi de. dëgg la Youssou Ndour j'ai beaucoup de respect pour Youssou. waaw mais dama ne la. njaga man Baro laa sant. man boo jëlee samay juróom-ñaari maam si côté papa ay buur lañ soo jëlee samay maam si côté yaay Touré. Mandi Mori wàcc ba suuf ay buur lañ kon man du ma jaamu kenn bu dee sa as salaire boobu nga may jox moo tax nga bëgg ma jàppee jaam du ma ko nangul doomu aadama. mais Leuz lan nga war a jàpp ne moom nga war a def ma njaga toroxal la daaka la noonu. doo ko xam ci manière boobu parce que nit koo xam ne su la meree mënu laa wax ne la lii laa la meree ba pare mun na déglu ay nit. ñu wax ko parce que benn nopp la du la oo laaj la dala koy mere dalay mer day mer jàpp mer bi da koy garder du la ko wax. xam nga bu dee xam nga li ma la mën a wax daal muy Fifita fële yoon nekku fa dañ lay jaay buur dañ lay ñoddi buur di la ñodd ne ñoom ñoo fi nekk di la ñodd ne ñoom ñoo am alal ñoom ñoo am lépp ñoom ñoo mën a fay avocat yow mënul fay ñoom ñoo mën a dem yow foo mënul dem ñoom ñoo mën a woo koo mënul woo ñoo mën a jot koo mënul jot njaga loolu la lay jaay te man yàlla laa yaakaar man yaakaaruma groupe Futurs Médias pour dund man ki ma yaakaar mooy yàlla bi nga xam ne mooy séddale lépp te moom mooy joxe ba ma demee yóbbu convocation bi parce que après dem naa ci yoon. da nga dem ci yoon. damay dem ci yoon. ok ba ma ko yóbbee mu ne ma Émilie de. mu ne ma en tout cas njagaa la dàqulu njaga après bu heure bi jotee ngeen dem tribunal en tout cas moom avocat am dina ñëw mais ñàkk xam weesuwul loolu. moom daal affaire bi daf ko ndawal daal dàq bi daf ko ndawal. non daf ko tuut ndaw ci moom non moom xëy na xam nga moom xam nga TFM dafa bëri ay marionnette dafa bëri ñoo xam ne dañ leen fa teg nii rek mais seen tur rek lañ fa am ñoom ñoo fa toog mais ñoom dogaluñ defuñ waxuñ njaga mooy buur mooy bum mi mooy def lépp mais mun na nekk buuru ñooñu mais man kenn du sama buur njaga du ma la woo ñaan la du ma la woo saraxu la du ma la woo leb la du ma la woo wax la waxu ñàkk fayda. nga xalaatoo woon baalu ko rek Leuz. Fifita. ne ko baal ma rek toog déglu xool lan lay wax. métier yëpp métier la. waaw. man dama mën sama métier TFM mayu ma man damaa dem jàng fay ay millions pour nekk li ma nekk. gaa dëgg la. pour lan may baalu doomu aadama. te tooñu ma ko. su fekkoon dama ko tooñ. ba nga xam ne tooñ lii la ma def. waaw rëyuma pour dem ne ko njaga baal ma parce que tooñ nit ak baalu ko dafa bokk ci jaamu yàlla mais bu fekkee nit ki defoo ko dara nga xëy rek ne ko baal ma mais loolu ñàkk fayda weesuwul loolu njaga bu yoree sama wërsëg comme li ma wax léegi na ko téye na tëj buntu yëpp su ma nee waxuma la groupe Futurs Médias mais buntu yi ma war a dem yëpp na ko tëj. mais groupe Futurs Médias ak seen salaire yu baax yi nag xam nga ni Leuz dañuy waxante dëgg rek boo sañoon doo génn groupe Futurs Médias nag ndax foofu salaire yi dafa baax ndax yéen il paraît techniciens yi di ngeen jege million. Fifita donc techniciens yi di ngeen jege million. waaw loolu loolu da nga koy confirmer wala da nga koy. non loolu du ma ci sori parce que xëy na am na ci loo xam ne yoon du ma may ma wax ko. waaw mais da nga naan jege wala jege non dara déglu ma loolu laa ma ne la loolu du ma ci sori parce que salaire yenn nit ñi wala man xëy na du ma ko wax amaana sama jabar sax xamul li may fayeeku deuxièmement mooy dama lay jox rek nga def ay analyse nga def yow say analyse boobu ne la yow tey en tant que tey wan ci métier bi ma nekk ci 8 ans nekk biir groupe Futurs Médias am ñoo fa nekkal ndax gis nga ne kenn tey mu ne la kër gi man maa ko moom ci liggéey bi wala oto bi man maa ko moom ci liggéey bi wala lii man maa ko moom ci liggéey bi et puis nit ñi dañuy yaakaar ne am nga lu nekk te amoo dara tous yoruloo ko bu dee jigéen nga nag boo fa ñëwee 2 mois am oto am kër am lépp mais ñun góor ñi ñun góor ñi xam nga tey am na benn bés
am ku wax am solo ku wax lu am solo ci télé ba mu ne fii TFM doon fi jigéen moo gën doon fi góor effectivement loolu dëgg la. Fifita da ngay nekk stagiaire. bu jigéen télé ba. nga ñëw fa yow 3 mois da ngay am oto yow da nga fay nekk 10 ans doo am vélo pédale. mais lu tax loolu. c'est parce que golo di bëy baabun di dundee golo di bëy baabun di dundee. mais lu tax ngeen toog yéen di nangu loolu di ko seetaan. waaw mais xam nga Fifita boo demee ci dëkk fekk ñëpp di xoolee benn bët. da ngay xoolee benn bët da ngay foog ne bët boobu rek moom nga war a xoolee. mais boo demee ba si kanam nag ba commencé di yeewu di nga xam ne man waruma woon xoolee benn bët bii. donc jigéen ñi daal lañ gën a jox. jigéen ñi lañ gën a jox gëdd ko góor ñi ñun góor ñi duñ fa dara tekkiwuñ fa dara mun naa limal ay turi tur ñoo xam ne sama kanam lañu ñëwee tey ñi nga seen i oto ñi nga seen lépp yow mënoo am vélo pédale dara mënoo ko am gars yi jàpp ne non Leuz dafa am xaalis nit ñi dinañ la bàyyi de say xarit dinañ la bàyyi da ngay am tur. parce que da ngay am tur ñu foog ne aussi que ne yow yaa ngi loolu te yoroo lu suukar warga des fois weer bi dee balaa ngay dem sax balaa ngay dem liggéeyi sax boo deful nang da nga ko lijjanti si parce que bu fekkee joxuñ la prime de transport joxuñ la yooyu noonu yëpp nan ngay def nit ñi yaakaar la nan ngay def ngay fay location fay lépp ñu xëy benn bés ñu ne la dagg nañ la ba pare jaay ma doole parce que man ba loolu amee def naa jéego yi ma war a def mooy ne dem naa seeti Birane mënuma ko gis oo naa ko téléphone jëluma envoyé naa ko message normal envoyé naa ko message WhatsApp yooyu yëpp aw ma ci benn réponse tontu te d'habitude yéen ñaar sekkoon ngeen message. non sincèrement man ak Birane musuñu sekk à part di si dajee télé baag yooyu noonu musuñu sekk yooyu yëpp mais am na kóllëre boo xam ne sekkoon naa ko ak yaayam yàlla na ko yàlla xaaree àjjana suuf sedd si kawam sekkoon naa ko ak yaayu Birane mère Kati sama mère la woon su soxlawaan bon tey ci man lay aw man ak benn xaritam sama benn xarit boo xam ne télé ba la nekk ku ñuy wax El Hadj Ndoye léegi mi ngi Paris moo nekkoon chauffeur Ndiaga Ndour tey jii boo jotoon Birane Ndour lan nga ko doon doyee ci appel yooyu lan nga bëggoon. su ma jotoon Birane dinaa ko expliquer ne ko moom comme que moom mooy directeur bi balaa mooy signer lu mu xamul na ma déglu. exact na ma déglu balaa mooy signer lu mu xamul na ma déglu mais après Birane man ba ma xam ne mënu ma ko jot ma woo suñu syndicaliste bi fa nekk. ma xaali dem fa gis ko ne ko mais yéen seen problème ak kii lan la mu ne ko ndax yëg nga ko Birane na ko yëg naa ko. mu ne ko waa léegi yéen lu tax ngeen dàq ko ni mu ne non dàq nañ ko quoi dàq nañ ma xaali ne ko mais kii boo ko dàqee da ngeen koy yóbbu da leen di yóbbu si yoon mu ne ma xaali dem leen fu leen neex. ah bon parce que ñoom. est-ce que Birane Ndour moo wax dem leen fu leen neex. man liñ ma wax Fifita man loolu laa la wax. moom nga ma nettali. et puis deuxièmement mooy man aw ma benn intérêt pour di sos loo xam ne amul. mais dem leen fu leen neex. moo tax affaire boobu ba jaaxal. waaw parce que dañoo foog ne ñoom ñoo moom yoon Fifita dañoo foog ne ñoom ñoo moom avocat yi ñoo moom justice. ñoom moom dëkk bi c'est parce que seen papa wala seen mag dafa nekk xaritu président man awma papa bu nekk xaritu président awma xarit boo xam ne tey wala benn mbokk boo xam ne xëy na moom nu mu tuuti xaritu président la. am na luñ ko ragalee yaa ngi comprendre am luñ ko ragalee mais moomuñ dëkk bi fii dëkku yoon la te fu ma dem ak ñoom nag lu ma ci góobee dinaa ko gar nañ ma rey ci mystique nañ ma rey ci lu nekk man pare naa. yàlla laa yaakaar fu ñu ma yóbbu pare naa pour dem fa te fu ñu ma woo dinaa ñëw wuyu si dinaa leen woon ne leen dëkk bi am na yoon te duñ ma dàq noonu toroxal ma nii comme ça loolu du ma ko nangu Fifita man ñàkkuma sama liggéey ñaata nit ñoo may woo pour liggéey ak man. non ça on sait. ma bañ. ça on sait. ñaata nit ma war a liggéey ak ñoom ma bañ. daw ma liggéey ak ñoom parce que dama xëy na man maa ngi ci benn bërëb di fa liggéey. tout à fait. man ñàkkuma liggéey. am naa xam-xam bi. sa liggéey sax mënoo chômer. yow yaa ngi comprendre baax na waaw léegi man boo ma jàppee benn nit koo xam ne tekkiwul dara dama lay jàppee tekkiwoo dara. loo ma munti ñoddi dama lay jàpp ne la tekkiwoo dara. ñoom mun nañ ñoddi ay buur mais duñ sama buur man. Ndiaga bu dee prince man roi laa. te roi faalewul prince. am nga ci droit de mais est-ce que tamit bu nga woowee Birane Ndour jotoo ko est-ce que woowee nga noonu Bouba Ndour. parce que xam nga ñoom benn clic bi la. waaw Bouba waaw koo ci jot rek peut-être mën na. d'accord Bouba man en personne woowu ma. lu tax woowoo Bouba. Bouba sama grand moo ko woo Fadel Baro. ok
Fadel Baro moo ko bu Y'en a marre. bu Y'en a marre parce que D'accord. Fadel sama frère la. man ak moom ñoo bokk benn papa. dugguma nag TFM parce que Fadel moo ma recommandé. dama lay wax pour nga mën a li nga wax comprendre. kañ leer na expliqué nga ko sànq ci début. waaw dugguma TFM parce Parce que que Fadel moo la Fadel moo ma recommandé. Ok. kenn recommandé wu ma TFM. Fadel ba ma jotee problème bi ma koy remercier au passage aussi moom en personne moo jël téléphone am oo Bouba Ndour Bouba ne ko waa dinaa la revenirul Bouba revenirul Fadel aussi du ko revenir parce que Fadel man xam naa ko nit ku xam ne la du ñaan kenn du nekk di ñàkkal boppam fayda ci yenn affaires yi mais li mu wax ba wax ko tamit dégg naa ko Leuz TFM bañ lay jël tàgguwuñ ma buñ lay dàq aussi bu leen neexee bañ a am ñu am droit ñu bañ maa tàggu mais nag ñàkkal fayda aussi man du ma ko nangul kenn dëgg la. ak ñàkk a considération ñàkk a considéré nit ki man mu ne man loolu du ma ko nangu donc loolu Fadel def na ko donc Bouba revenir ko Def na jéegoom, def na mais def na Bouba jé revenir. def na ay Li mu jéegoom mën def na ko. te xam naa ne aussi mënoon na jël dàllam aussi sol ko Dem. dem ci Youssou Ndour wax ak moom mais xam naa Fadel en personne Dafa xam naa ne rëy du quoi. def loolu Ok, déedéet du Fadel ñaan. du façon nit boobu du ñaan du def loolu du demander service kenn du ko def waaw loolu la mais rek soutien de famille nga par exemple loolu mu def ko tamit am na benn instant du ko wàññi dara aussi. boo ko Fadel doon dem pour wax ne leen baal leen ma àq wala leneen ak leen man maa njëkk a bañ Fadel xam na loolu mu ngi may dégg. Fadel bu waxoon ne tey day dem pour wax ak waa groupe Futurs Médias pour ne leen non nañu bay baaloo àq ak affaire yooyu man maa njëkk a bañ parce que man dama nekk ci sama dëgg man du ma baalu kenn soo nekkee ci dëgg bul tiit bul ragal seen mag ji wax na ko. Youssou Ndour wax na loolu. ci bul tiit bul ragal ñëw. waaw. coow li lu muy bari bari yëpp. ñoom li ñu am sañ-sañ yëpp Youssou Ndour mooy seen boss. waaw. te Youssou Ndour amul dara loo xamante ni. dana fa am. te du ko yëg. ku nekk xam ne Youssou Ndour jéego yu baax yi nga xamante ne moom lay def ci dëkk bi. bu du gis lu ñaaw du dégg lu ñaaw. du def nit du bon. du bëgg a déglu lu bon nopp gàmmi la yor. quoi qu'on puisse dire. dëgg la. tey jii bu affaire bi amee boo xam ne soutien de famille nga. dafa am ñu yaakaar ci yow. ñëpp a ngi taxaw famille. su ma nee famille mooy de manière générale ñëpp. dañuy yaakaar parce que de un dañu naan groupe Futurs Médias la nekk. réputation groupe Futurs Médias lan la. seen salaire dafay baax. kon boo amul sa salaire bu baax dañ lay boole foofu. tey jii mu yëg loolu. du ma ne du ko yëg ignoré wu ko. yëg na ko. bu nga ko yëgee est-ce que woo na la. Fifita pour wax dëgg Youssou Ndour lu muy yëg télé ba bëriwul. déedéet parce que Youssou amul jot Youssou li njëkk di def nii yëpp Youssou yëgu ko parce que au moins Youssou am na xolu yërmande. waaw dafa am yërmande. Youssou waxul nañ dàq kenn ci télé ba. en général sax nit dañ koy dàq ci télé ba mu. Youssou waxul kenn nañu dàq ci télé ba Youssou yëgul dara Youssou tey buñ ko wonoon lii dina ne non non lii amul dina ne lii amul te deuxièmement mooy li ma la wax sànq ñun dañoo taxaw Youssou Ndour fu njaga taxawul. ñun dañoo xeex pour Youssou Ndour dañoo rey suñu bopp pour Youssou Ndour xëy na nag tuuti naa trop parce que am na ñu ma gën a xeex ci Youssou Ndour mais au moins xeex moom même bu fekkee da ngaa ñoppati sax. waaw xeex nga da ngaa sot xeex nga. dëgg la. loolu def nañ ko. donc kon Youssou Ndour lii man leer na ma leer yàlla ne Youssou Ndour yëgul lii man loolu leer na ma man loolu moom am naa yaakaar ne Youssou man lii leer na ma su fekkee tamit yëg na ko te defu ci ay jéego tamit ah. dina doon lu lay bett. dina doon li may bett dina doon lu may bett lool. mais njottu nga ni mais njottu naa ne Youssou yëgul li man loolu njottu naa waaw. alors lan ngay wax Youssou Ndour par exemple l'occasion est là opportunité baa ngi fi et tout te lii dafa nekk loo xamante ni lu sérieux la ndax nee na nit di xaar. gis nga Youssou li ma koy conseillé mooy. na génne famille télé ba. loolu du doon lu yomb. mais lu tax nga non dama ne la bu fekkee dafa bëgg liggéey dama ko conseillé de. dëgg waaw dama ko conseillé de. yow mu fa dund yaa xam man mi fa dund nekk fa. nekk ak ñoom ay ati at. dund ak ñoom. fanaanoo ak ñoom. def ak ñoom lu ne. dama ne Youssou Ndour su bëggee groupe Futurs Médias jëm ca kaw na jël famille yooyu noonu. ñooñu sant Ndour ñooñu ñëpp mu jël leen génne leen foofu. utal leen beneen liggéey ñooñu dem uti beneen liggéey mu jël ay nit ñu jàng ñu am xam-xam mu teg leen ci biir groupe bi mais ñooñu jànguñ xamuñ. mu jël leen bàyyi leen ci biir télé bi ñuy def lu leen neex fa na ñoom ñoo moom dëkk bi ñoom ñoo moom réew mi te moomuñ dara man nag
ay relation yu nice laa am ak Bouba aw ma benn problème ak nu mu tuddati ak Bouba. Bouba Ndour. amuñ benn sincèrement damay wax pour mu mun a leer quoi. aw ma D'accord. benn problème ak Bouba. mais woowuma ko si cas bi aussi wax ko sama problème. ok parce que ba mu xawee ba ma njëkkee génn ci kër ba ma njaga toroxalee premier jour bi ba ma génnee Bouba Ndour laa njëkk a dajal ma wax ko. xam nga ne man lu mu la tontu. xam nga ne man lu génne samay rongoñ nga war a xam ne loolu de. Dëgg la loolu lu rëy la. boo ne ma non demal nga ñibbi dinaa wax ak njaga. Bouba Ndour en personne moom wax loolu depuis boobu nag waatuma ko ne ko problème bi fii la toll wala fee la toll parce que après njaga kii moo ko woo Falel Baroo ko woo ak almaami Malal Talla di fu malaat ñoom woo nañ ko waxtaan ak Bouba donc foofu daal affaire bi foofu toll la yem ak moom. waaw alors dañu daan gis yu bëri ci générique bi ñuy def Leuz Baro ci émission Kouthia. Kouthia Show. nga ciy def tamit liggéey bu am solo vraiment. gis tamit Pape Cheikh Diallo yu ci bëri tamit doon ci gis si générique bi ak yow. tey jii. njott nga ni yëg nañ ko wala yëguñ ko en plus sa relation ak ñoom en dehors ci liggéey bi lan la. mun nañ ko bañ a yëg. bon Pape Cheikh du nit kuy yore téléphone lu bëri envoyé naa ko message aussi. waaw ku baax kooku fu mu bëgg lu mu bëgg dina ko am ci àddunaam parce que nit ku baax la xol bu rafet la yor na nit yàlla xol lay fay doomu aadama mun naa ne yëgu ko non Pape Cheikh amul jot bi quoi et puis du toog di déglu nit ñi foofu noonu moom day liggéey li muy liggéey génn dem yoon Pape Cheikh yëgu ko Pape Cheikh yëgu ko Kouthia nit la ku baax nit koo xam ne moom it lu mu bëgg dina ko am te dina romb fii mu toll nii sama tur tey bu demee ba tollu fenn du kenn ku dul Kouthia. tout à fait. parce que Kouthia moom ma doon wëyal nay leer Leuz bëggul lëndëm nay leer Kouthia moo taal sama tur man. Kouthia moo tax nit ñi xam nit ku baax la donc maa ngi koy ñaanal Kouthia yàlla nga am jàmm. li nga bëgg aussi yaa ko xam. yàlla na la ko yàlla defal. donc loolu la quoi. tout à fait c'est vraiment important mais dañ la gis mooy li ma la wax sànq rek ci début présentation bi Leuz yemutoon TFM parce que dañ ko daan gis sax ci ay production série ba ci série Wiri Wiri tamit gis nañ liggéey bu am solo bi nga ci def. lan moo la dugal biir Wiri Wiri. bon Wiri Wiri aussi Kébé Amadou Biagui moom ma fa dugal. Kébé moom ma fa dugal parce que Kébé ma koy remercier au passage parce que tey xëy na su ma amee sax as këyit laay wax biir TFM dama koy sante Kébé. waaw xamul tax ma koy sante Kébé parce que Kébé moo woo Njaga ne ko dama bëgg a liggéey ak Lamine Baro. Kébé woo ma boobu may woo mu ngi jël sama numéro sax si Pape la mu woo ma ba ma wooyee mu ne ma ah Baro mu ne ma waxtaan naag Njaga dañuy commencé Wiri dama bëggoon nga ñëw ñu liggéey ma ne ko amul benn problème ma ñëw ñuy liggéey di liggéey buñ ma joxee rendez-vous 8h man 6h wala 7h daf may fekk ma taxaw di leen xaar te li may wax nii ñoom bu dee amul na Kébé na du ma ne Kébé sax quoi parce que Kébé moom du dugg si yooyu mais na Cheikh Ndiaye Jojo génn wax wala na Sumbulu génn wax wala na Aziz génn wax ndax ñoom xam nañ ndax man liggéeykat laa wala du ma liggéeykat muy Cheikh Ndiaye muy Jojo muy groupe muy Cheikhou Gueye groupe fit kii laa lay wax quoi Soleil Levant ñoom nañu génn rek laaj ndax man liggéeykat laa wala du ma liggéeykat sa waa ji yu bëri xew na ci télé bi yoo xam ne jaaduwul ay nit ñoo xam ne dañ leen di jël yàq toroxal leen nii bàyyi leen ñu dem dara c'est parce que yow yaa yore yow yaa am doole. kon yàgg na fa am avant yow man maay xanaa. yow yaa presque yow yaa mujj ci man maay ñaata personne ci bu am problème yu mel nii. am na ñoo xam ne dañuy bàyyi noonu nëppal bàyyi noonu ñu dem parce que duñu am fu ñu jooyee amuñ avocat bu baax bu ñu mën a jël man ba ma demee yóbbu lii li ma la Émilie nee na ma non avocat bi mooy dem wuyu jeeg affaire yu demee noonu c'est parce que wóolu nañ seen doole man awma avocat bu ma xëy na bu mu mën a fay yenn fay pour mu mën a taxawal mais bu dee dëkk bi am na yoon amul avocat amul magistrat amul kenn dëkk bi yoon la ñuy àtte te bañu ma ci dara na dem 50 ans man ci dëgg laa nekk donc loolu Wiri daal noonu nga ci. Wiri noonu laa ci intégré. dugg dugg ci loolu ak Kébé. ñu liggéey. ma jàng ci moom lu bari parce que nit da ngay topp koo xam ne tey xam na dara ci li mu nekk te Kébé ku mën li muy def la. tout à fait. kooku moom amul kenn ku mun a wax ci Sénégal ne Kébé
mënul li muy liggéey. tout à fait wala xamu ko. da ciy def dooleem. da ciy def temps da ciy def énergie bi mu ci war lépp la koy jox tout à fait. lim ci war da koy jox da koy def. mais tey TFM bu ñu baaxoon Kébé mii du leen rëcc. TFM bu ñu baaxoon Kébé du démissionné TFM. mais est-ce que Kébé bëggul demal boppam. non mais même bu bëggee demal boppam. c'est-à-dire téye ko parce que lu baax da nga koy téye lu baax da nga koy téye. tout à fait on est d'accord. mënuñoo am keneen ku gën Kébé ci biir télé bi. tout à fait. amul du si wàllu liggéey bu mu mënti doon ci seen domaine boobu amul du question Kébé li faveur bi ma defar wala li tax sama relation ak Kébé non du loolu de. man Kébé mën naa toog 3 mois duñ déggante. mën naa toog 4 mois duñ déggante du ma xam si lu mu ne du xam si lu ma nekk mais dama ne la TFM mënuñu amaat ku mel ni Kébé. benn la fa woon benn la fa woon. rëcc na dem na. te ñeneen nañ man benn laa woon te rëcc naa dem na. mais à tout moment mën nañ xaar retour on sait jamais. ah ouais yàlla baax on sait jamais waaw seen tas ak àndaat ñoo ànd. ñu jóge ci wiiri wiiri. ñu jékki-jékki rek gis la ci clip bu Aïda Samb. Aïda Samb. nga nekk fa sëriñ bu doy xaar. waaw. tey sa relation ak Aïda Samb lan la. bon sama relation ak Aïda Samb minante ko boobu tamit. ok sincèrement minante bu bëri bu kii boobu. lu la dugal ci clip bi. clip bi Kébé. Kébé moom tamit encore. Kébé aussi parce que clip bi. lan la gis ci yow ba war la dugal jox la. parce que dama joué Lalia Serigne. d'accord si Lalia bi dama fa joué Serigne ma mën li may def li andi rôle lu Serigne boobu si Lalia man lumière laay def. ma ñëw ñoom ñu manqué Serigne bi waroon joué loolu noonu ñëwul Aziz Seexuna mu ne Jojo mais joxal kii rôle bi kii da koy joué ma teg samay lumière toog joué ko ñu ne excellent. Kébé bàyyi xel ci loolu. Kébé bàyyi xel ci loolu ñoom ñëpp ñu bàyyi léegi après bañ jógee ci loolu ci lañ ma dem jox ma ay rôle ay inspecteur ak yooyu te yooyu noonu yëpp dama ko joué comme ni ma ko war a joué. artiste nga ko. Kébé après ba mu gisee loolu Kébé maman Prince Art maman nanati waay maman nu mu sant ci fàtte naa sant bi maman te mu ne Prince Art. xëy na Teneng maman Teneng. Kébé ba mu ooyee Kébé après Kébé jox ko sama numéro moom mu woo ma mu ñëw après ma ñëw man ma tourné ak ñoom noonu laa duggee ci clip boobu noonu mais avant maman di oo Teneng aussi di ma kii tamit di ma woo fekkoon na man ak maman aussi sekkoon nañ ay liggéey parce que man dañ ma daan jëlee tamit ci télé bi may dem di defar clip ay Prince Art ak affaire yooyu wala di dem ci seen ay seen petit gàlle yooyu noonu yëpp quoi waaw yàgg nga sonn ci TFM ndeysaan waaye yàlla comme li ñuy wax rek xol lay fay te yàlla dina la fay sa xol alors tey jii ñu gis benn label mën naa ne benn genre chaîne bu am doole bi nga xamante ni mooy MDB Prod bu ñoom Aminata géré tey jii ñu soxla Aminata Salamo waaw Aminata Salamo géré tey jii ñu nekk fële ci Italie Espagne ñu nekk Espagne vraiment di liggéey bu am solo foofu tey teguñ ba kenn ku dul Leuz ndax sa liggéey ak sa xarañte mooy li ñuy wax rek booy liggéey moom pour xaar sax ku la fay yow xam nga ni par force sa salaire day ñëw ndax sa xam-xam rek lu ne la alors ñoom tamit ñu wóolu la teg la ci sa ci seen wet bu baax a baax lan ngay wax ci ñoom waa MD Prod nekk na benn production boo xam ne ñoom Aminata ak Mamadou ñoom ñoo ko créé mu nekk fële ca Espagne donc man coordinateur rek laa pour le moment nii coordinateur kese laa donc parce que xëy na xamuñ fii lu bëri xamuñ milieu bi aussi maîtriser guñ fii man dañ may woo rek laaj ma te ci coordinateur yi aussi du dama fa am salaire bu ma leen di wax ne leen fay leen ma temps wala lii non c'est-à-dire dañoo dem ba naw sama liggéey ki leen booleeg man ñu dem ba xam ne aussi kii nii kat nit la nit ku nite quoi buñ ma waxee ma ne leen lii nii la lii nee la donc ñu dem ba am confiance boobu ci man bu ñu soxlaa tey benn Hakim wala benn Fifita ñu ne ma loo xam ci diw wala est-ce que mën nañ dugal diw ci projet bi wala yooyu ma leen ok d'accord ak man daal loolu laa nekkee ak ñoom quoi. waaw mais lii la nu mu tuddati MD Prod nekk na produit kii boo xam ne scène boo xam ne ñoom dañoo pare pour taxawu képp koo xam ne am nga problème muy Afrique muy Europe muy Asie muy Amérique fépp foo mënti nekk nga am problème ñoom pare nañ pour taxaw pour def ci seen alal
pour def ci seen xam-xam pour def ci seen démarche. super waaw ñoom loolu ñoom pare nañ daal. waaw et puis dañuy defar ay séries tamit. dañuy def bon lu bëree bëri quoi. donc daal dañoo bëgg a indi seen touche. dañoo bëgg a indi seen touche fii ci Afrique. super comme que ñu ngi Espagne léegi dañoo bëgg a laal Sénégal fii la ñëw Sénégal am fi base. et puis. mu gën a yaatu waaw loolu moom ñëpp xaj nañ ci quoi. exactement lu xam naa boobaa moom dinaa leen fi taam nii moom. fi taam nii ak Hakim mi moom foog gars yi ngeen mosal. foog gars yi di leen lire waaw foog ñu laal ay euro quoi. yàlla boobu bàyyi CFA bi. en tout cas c'est un grand plaisir tey jii ma am ki nga xamante ni mooy Leuz Baro. un homme vraiment talentueux. kii mën liggéeyam ci domaine am nag ndax li ku nekk sa domaine rek boo ci xarañee wax dëgg na yàlla. waxuma la Aminata mi rek. waxuma la Mamadou rek. mais ku nekk mu ngi lay bàyyi xel te bu amee doole bi dina la woo. di wax rek le mot de la fin lan ngay tëjee ak ñi nga xamante ne mooy famille Ndour ñeneen ñi nga xamante ne ñoo ngi toog di la seetaan nekk ci même condition que yow. li may tëjee mooy balaa may dugg ci famille Ndour damay wax monsieur le président Macky Sall. politique gu ma de. mais mu xoolaat société yi nekk Sénégal fii ni ñuy liggéeyee ci yan condition la ñuy liggéeyee parce que du TFM kese. boo demee yeneen télé yi ay am na benn télé buy soog a génn fii bees du bon mun naa ne dafa am problème ak employé yëpp. di dem tribunal Dakar TV di yéeg ak a wàcc di def lu ne. mais est-ce que loolu dëgg la. est-ce que war nga mun a yor xaalis rek ne yow da ngaa war a def lu la neex wala da ngay liggéeyloo ay nit te doo leen fay. pour quelle raison. na Macky Sall wàcc si bu fekkee ne moom mu xool benn comité boo xam ne ñoom ñooy gérer loolu ñu xool société yi nekk Sénégal fii yan condition la ñuy liggéeyee. seen auditeur Fifita man su ma xamutoon dara. wala mënuma sama liggéey. TFM dinañ jël engagement man tey émission bi Marème Faye Sall doon def man maa ko def kon dinaa dugg kër Marème Faye Sall dafa def ay émission kon dinaa am relation ak ay Marème Faye Sall c'est parce que sama liggéey moom mu yóbbu foofu lu tax jëluñ keneen ci biir télé bi yóbbu ko c'est-à-dire xam nga dafa am lu xel attan ak lu xel attanul may lancer message Marème Faye Sall di lancer Youssou Ndour di leen wax ne leen kii nu tuddati le président Macky Sall ñu xoolaat liggéeyu nekkinu nit ñi ci société yi famille Youssou Ndour li ma leen di wax mooy waxuma nag Youssou en personne mais ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay rakk ak ay doom ci biir groupe Futurs Médias bi nañu xam ne yàlla lu mu mënti joxe da koy nangu lu yàlla jox la ci doom ci àdduna mën na ko nangu ci ay fraction de seconde xëpp yi nii mu nangu lépp ne la da nga doon dof-doflu xaaral man maa la mayoon dama lay nangu li ma amoon yàlla moo mën loolu te yàlla mën na def lu ñaanu lu ma leen ko nag mais yàlla mën na loolu noonu ana Ndiouga Kébé ana Djily Mbaye ana ñoom tey lu ñu amoon ana Walfadjri bii nii tey ci Lamine nekkoon fii nga xam ne da nga naan rang pour dugg biir Walfadjri ana ñu tey nañu delloo seen xel ci yàlla te ñu xam ne fii yàlla rek moo fi nekk loolu laay wax. jërëjëf waaw. en tout cas c'est un grand plaisir mu nekk Leuz Baro nekkoon technicien en lumière ci groupe Futurs Médias di wax rek man tamit damay lancer appel Papa Youssou Ndour Birane Ndour le frère Bouba Ndour Ndiaga Ndour continuer leen di jàppale gars yi jàppale leen gars yi ay soutien de famille lañ te ñoom dañuy bëgg fi nga xamante ne mooy seen boîte dañuy bëgg TFM ñoom sax ñoo leen di gën a bëgg boîte bi parce que man li may wax nii dama ko xam. Leuz Baro dañuy tase ci terrain bi damay gis ni muy liggéeyee damay gis ni mu xol bi TFM nga fi fekk lii ak lu mu munti wax boo ubbee xolam ba tey non TFM moo ci nekk kon nag nañu gën a jàppale gars yi te réeroo amul ñàkk waxtaan moo am nañu toogaat dans l'ensemble ñu waxtaan solution mën na ci am jërë ngeen def ça a été un grand plaisir à la présentation Fifita Touré ren di Sine Saloum di leen jox rendez-vous très bientôt incha allah